mbokk yi jërë ngeen jëf gërëm Abdou Thiam mi fare ci machine bi nu ngi leen di ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen rafetlu seen ànd ak rajo Futur Média ci kaddu gi Barthélémy Ngom Abdou Thiam moo féete ci machine bi ñu ngi leen di nuyu ni ñu koy defee suba su nekk ci antenne bi ñu yegg si émission daan corona ñuy waxtaanee feebar bi di mbas mi fii ci Sénégal pour tàmbali waxtaan bi nag ñu ngi ak Alioune Fall monsieur Fall ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Barthélémy. yow yaay directeur des services administratifs bu CROUS bu université Alioune Diop bu Bambey. li waral ñu tàmbaleek yow ci ak waxtaan bi moo di université yi njàng mi dooraat na mu di reprise graduelle bien sûr yéen waa Bambey étudiants yi njëlbeen dañoo lankoon ne duñu reprendre cours yi mujjantel gi ñu nangu gannaaw waxtaan bu dox soon seen digganteek ñoom ba démb ngeen di doog a tàmbali. la taxoon bokkoon na ci feebar bi di mbas mi nu muy lawee matuwaay ya ca war yëpp ñoom ñu ci bëri ci ñoom dañu amoon ay crainte ci wàllu woowulee d'abord est-ce que mën ngeen dalal xelu étudiants yi ci situation wala boog ci yan anam ngeen reprendre njàng mi. Barthélémy maa ngi lay sant di la gërëm ci opportunité bi nga ma may pour ma leeral askan wi. retour étudiant ci université Bambey ci yan anam la amee. Barthélémy ni nga ko résumé ci tënk noonu la. mais bi étudiants yi ñëwee parce que am na sama benn sortie bu ma defoon il y a de cela 2 à 3 jours ci TFM. pour wax ni ñaxtu yi nga xamante ni mi ngi am étudiants yi di alerter matériel bi nga xamante ni jënd nañ ko teg ko fi mu nekk benn dispositif boo xam ne teg nañ ko fi pour xeex feebar bi di coronavirus. mënuñu ko xam tant que étudiants yi ñëwuñu ci campus bi et je pense que tey histoire jox nañu dëgg. bi étudiants yi ñëwee ñu ànd ak ñoom won leen suñu ay stock ñu gis ni avant ñuy dugg ci biir université bi. am na ay dispositifs yoo xam ne teg nañ ko dispositif yooyu. mu nekk ay dispositifs yoo xam dañ ko recommander au niveau du ministère de la santé suñu tutelle technique relais ko étudiants yi tegal ci seen bopp seen bët. je pense que loolu tax na bi ñu toogee autour de la table ñu waxtaan ñu échanger. ñoom itam ñu indiwaat yeneen remarque yooyu ñu intégré ko par rapport ak suñu doxalin. loolu waral na tey li nga xamante ni moo tax étudiants yi delluwaat ci classe yi commencé njàng mi te amul benn jafe-jafe. kon daal lépp taxaw na ngir mesure barrières yi mesure sanitaires yi ñu mën ko respecter foofu. bien sûr université Alioune Diop lépp loo xamante ni jëm na ci prévention pour le respect des mesures barrières. moo xam gel hydroalcoolique moo xam masque le port de masque est obligatoire démb rek am na benn note bu génn. pour rappeler que bépp nit boo xamante ni da ngay dugg ci biir université bi ak campus boo mën a ne le port de masque est une obligation. lave-mains yi amul benn entrée université fépp foo xam ne nit dafay jaar te du ko fa fekk. nga xamante ni fu ñu toll dañuy mën di saytu di sàmm. cetuk loxo yi. lave-mains yooyu moom ci buntu bi rek ngeen ko def wala ca biir tamit am na. def nañ ko ci buntu yi def nañ ko ci biir def nañ ko ci entrée pavillon yi def nañ ko ci restaurant yi. fépp foo xamante ni nii rek nit dina fa jaar rek mu nekk porte d'entrée ci biir université bi nekk porte d'entrée à l'intérieur aussi ci biir campus yi aussi lave-mains yi disponible na fa. eau de javel yi aussi disponible na parce que bépp étudiant boo xamante ni ñëw nga université Alioune Diop. bala nga dugg sa chambre dina la jox benn kit sanitaire boobu di nga ci fekk ay masque parce que bu ñu waxee ni le port de masque est obligatoire aussi dañu war a mettre à la disposition des étudiants des masques. moo tax CROUS fayuru ci côté boobu mettre na à la disposition des étudiants des masques. mettre na aussi à leur disposition des gels mettre à leur disposition eau de javel mais aussi bala nga dugg ci biir université bi parce que ku ne xam na corona bi ci anam bi ñu koy njëkk a testé mooy thermoflash xool sa température. et je pense que am nañ benn collaboration boo xamante ni def nañ ko ak Croix-Rouge. ba tax na ñoom ñoo nekk ci porte d'entrée université yi ñoom ñoo nekk ci porte restaurant yi. ñoom ñoo nekk ci buntu service médical bi ñoom ñoo nekk ci buntu pavillon yi. ba nga xamante ni bépp doomu aadama boo xamante ni war nga dugg ci biir université bi wala fépp koo war a dugg ci biir université bi. nañ xool sa température saytu ko suñ ci amul benn xel ñaar ñu doog la bàyyi nga sàmmonteeg yeneen mesures yi. waaw loolu lu am solo la directeur mais leneen it loo xamante ne peut-être xam naa war ngeen ci bàyyi xel d'ailleurs mu dafa jëm ci désinfection bi war ci amphi yi. waaw loolu moom mooy li ñu njëkk a def je pense que moom laa waroon a njëkk a signaler parce que avant étudiants yi di ñëw jël nañ lépp luy matukaay pour désinfecter parce que ñun au côté social bi la ñuy gérer. lépp loo xamante ni jëm na ci désinfection ak déshydratation ci chambre yi nga xamante ni étudiants yi dañu ko war a occuper ci service médical bi nga xamante day accueillir étudiants yi ci restaurant yi nga xamante ni day accueillir étudiants yi espace bi nga xamante ni day accueillir étudiants yi
lépp loo xamante ne nii jar na désinfection rek je pense que jël nañ matukaay yi def nañ désinfection bi avant étudiants yi di ñëw la dernière semaine def nañ déshydratation bi et que désinfection bi day nekk loo xam ne day am suivi. nekkul loo xam ne dañ koy def rek daal ci pare mais day am suivi parce que partenaire bi nga xamante ni moom moo koy def dañoo xaatima moom ay contrat yoo xamante ni day am suivi yi am na ay délais yoo xam ne su delsee dafa war a ñëw defaat continuer liggéey bi nga xamante ni dañuy am assurance ba ci biir désinfection boobu aussi restaurant universitaire yi fexe nañ ba repas yi à chaque fois bu ñu paree service bi rek dañuy procéder à des désinfections nga xamante ni dañuy désinfecter waat complètement le restaurant désinfecter waat table yi nga xam ne étudiants yi dañ koy occuper pour mën a xeex jàngoro bi nga xamante ni mooy coronavirus. masque yi moom nga ne nga laata ngay dugg faw nga soli masque boo duggee ba ci biir moom amul kuy veiller parce que mën nga dugg ci biir daal di ko dindi. waaw université xam nga ku xam université xam ni naka jekk même lu jiitu feebar bi am na ay agents yoo xamante ni ay surveillants lañ leen di tuddee. agents yooyu renforcer nañ leen ci biir université bi seen dispositif aussi gën nañ ko jëmmal ba tax na ñoom ñooy ànd ak étudiants yi ñoo leen di accompagner mais accompagnement boobu aussi dañ ci ànd ak la coordination des étudiants de l'université Alioune Diop ma leen di remercier au passage. parce que ñoom itam bokk nañ ci sensibilisation bi parce que ñun même bu CROUS génne communiqué rectorat génne communiqué rappeler obligation port de masque mais ñoom itam aussi dañuy génne communiqué rappeler et partager les décisions yi nga xamante ni day jógee ci ñun pour sensibiliser seen moroomu étudiants yi donc je pense que à l'université Alioune Diop nekkul ni dañu jël ay surveillants pour imposer ou bien rendre obligatoire le port de masque teg ko ci force mais ci communication lañ ko teg ci dialogue ci échange avec les étudiants et que nous sommes à l'université loolu aussi c'est un paramètre important à l'université je pense que étudiants yi am na loo xamante ni su génnee à travers un communiqué rek automatiquement ñoom dañ koy approprier wu jëfee ko te duñ ci nekk di xëccoo ak xeex parce que xam nañ ne xeex bi xeexu ñëpp la muy coronavirus. maanaam daal ku même à l'entrée des universités aussi am na ay messages. parce que loolu mooy tax ma des ci université parce que nous sommes à l'université. am na yoo xamante ni jërul nga di ko wax nga di ko fësal. il y a des messages yoo xamante ni étudiants yi à travers des messages rek dinañ xam nan la ñu war a comporter. ay messages de sensibilisation. ay messages de sensibilisation mu nekk ay graffiti yoo xamante ni nous sommes à l'université étudiants yi à travers des messages on peut communiquer on peut échanger ba nekkin bi nga xamante ni moom lañ bëgg mu nekk nekkin bi nga xam ne moo war. ci fépp fu ay nit di daje ñu mën ci nekk te duñ am benn difficulté duñ mën am benn xiiroo duñ am benn ŋaayoo. loolu lu am solo la loolu lu am solo la rawatina nag collaboration coordination étudiants yi njàng mi démb ngeen ko reprendre bésub démb bi nan la fa demee reprise ba jaar na yoon. reprise bi jaar na yoon amul benn jafe-jafe parce que ñun à l'université Alioune Diop bi nga xamante ni nii tëjoon nañ université yi dañu tegoon benn lu ñuy wax benn comité de santé boo xamante ni moo waroon a saytu retour étudiants yi parce que dama doon wax à l'époque ni demu étudiants yi c'est vrai c'est difficile organiser leur départ moo gën a yomb organiser seen retour. moo taxoon surtout ci contexte bi. très bien surtout ci contexte bi moo taxoon dañu anticiper woon anticipation bi mooy lan mooy xoolaat xar kanamu université Alioune Diop et que tey képp koo xamante ni teg nga sa tànk à l'université Alioune Diop di nga gis ne xar kanam bi soppeeku na mais soppeeku boobu moo war a étudiants yi bi ñu ñëwee ñu am dalu xel ñu am yaakaar espoir judduwaat ñu xam ni kat ñii pare nañ pour accompagner ñu ci xeexu mbas mi moo tax démb bi ñu ñëwee lépp loo xamante ni dañu wax ni réattribution de chambre la ñun fexe nañ ba étudiants yi bi ñu ñëwee ñu toog ñoom ci table ñu waxtaan ak ñoom ñu déggoo ba étudiant bu ne di nga delluwaat sa chambre te chambre yi du am promiscuité cette fois-ci parce que université miin nañ ko ci zone boo xamante ni souvent dafay am promiscuité ci chambre yi dafay am promiscuité ci restaurant yi dafay am promiscuité ci amphi. bii pa ñaata ngeen def par chambre. 2 étudiants la ñuy codifier par chambre le reste dañuy codifier en ville mais yemuñu ci bàyyi leen ñu codifier en ville mais dañ leen a fekk ci foofu ñu dëkk en ville ñu jàppale leen assister leen lépp loo xam ne war nañ ko am ci kit sanitaire ñu jox leen ko mais di leen suivre di leen accompagner mettre des numéros de téléphone à leur disposition lépp lu ñu am question rek ñu mën ci woote am nañ ay services am nañ ay cellules d'alerte yoo xamante ne dinañ remonter l'information à temps. ñaata étudiants ñoo reprendre nombre bi nu mu toll. nombre bi nga xamante ni moom la commune bi recommandé woon mi ngi toll ci 1947 étudiants 1947 étudiants. la toll 1947 ñoo tàmbali. d'accord ñu ngi lay gërëm bu baax Alioune Fall. kaddu gi leer na rafetlu collaboration bi taxawaay bi nga xamante ni yéen kilifay université Alioune Diop taxawa ngeen ko ngir étudiants yi mun a dellu si tàmbaliwaat njàng mi gaa nag tàmbali nañu ko démb lu toll ci 1947 étudiants ak dispositif bi nga xamante ni installé ngeen ko fa mu dalal xelu étudiants yi tax ñu nangu dellu siwaat donte bañoon nañu ba ñu ñëwee gisal ko seen bopp ca la ñu nangu
tàmbaliwaat njàng mi ñuy ñaan rek mu wéy ci noonu gën a bàyyi xel rafetlu également attitude yu étudiants yi ndaxte ñoom def nañu xeex bi seen xeexu bopp loolu lañ ci jublu ndegam combat communautaire lañu wax ni étudiants yi Bambey yi def noonu la askan bi ñëpp war a def ku ci nekk def ko sa mbiri bopp xam ne feebar bi mu ngi fi ku ci nekk daal lañ la digal nay mesure nga def ko su ko defee yàlla mën na def nga mucc ci feebar bi gërëm Alioune Fall di directeur des services administratifs bu CROUS bu université Alioune Diop bu Bambey Cheikh Anta Diop ma nga ca Thiès Cheikh Anta ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay bu baax Barthélémy Ngom. waaw feebar bi ca Thiès daanaka mu ngi law ci yenn département yi. waaw mi ngi law bu baax rawatina fii ci département bu Thiès ñu gis ne ci commune bu district bu Thiès. ci xayma ngir xamante ne amoon nañ ko ci fan yi rek daanaka ak li ci tegu ñaari fan yi. daanaka booy xool sax cas yi chaque jour di nga gis Thiès dina am ay 5 cas communautaires ay 4 cas communautaires la toll ci semaine ngi ni daanaka. Thiès saa su nekk dafa am ay cas communautaires bu ñu defee xayma bi daanaka ba mbas mi commencé ba léegi am na lu toll ci juróomi téeméeri nit ak lu teg. ak juróom fukk ak lu teg loo xamante ne am nañu doomu jàngoro ji fii ci diwaanu Thiès muy district bu Thiès district bu Thiès nag buñ koy wax dañuy jàpp ne ci au niveau des communes est ouest ak nord yëpp daanaka docteur Faye bi nga xamante ne Moustapha Faye mi nga xamante ne moom mooy médecin chef bu district defe naa ne am nañ ci démb rek benn daje boo xamante ne mu wax ci lu yaatu loo xamante ne gis nañ ne mbas mi ngi fii ci diwaanu Thiès ci ñetti communes yooyu. xam nga am na sax ay benn histoire bu mu nettali boo xamante ne. nee na léegi xam nga dafa am ay lu ñuy wax ay TDR. maanaam ay test rapide yoo xamante ne dañ ko def ci benn poste de santé bu Medina Fall moom mooy poste pilote bi. mais am na ñoo xamante ne bu leen defalee test dañuy gis ne dañuy am doomu jàngoro ji mais bu leen ko waxee pour yóbbu leen hôpital dañuy daw. mu nekk mbir mu jéggi bu doy waar. loolu Moustapha Faye mi nga xamante ne moom médecin chef bu district moom communiqué ko nekk bërki dem du amee am. benn loolu complication la parce que su ma seetloo du rek Thiès je me souviens médecin chef Diourbel également mos na wax lu ne mel. bien sûr parce que keroog dafa am benn séance boo xam ne dama ko fekkee. maanaam ñoom dañoo am ay xarala yu yees yoo xamante ne médecin chef district bi léegi. dafay bàyyi infirmier chef de poste yi ñu toog seen poste ñu jox leen ay xarala yu yees yoo xam ne ñoom seen rapport yi ci lañ koy def yoo xam ne ñoom ku ci nekk fa nga nekk di toog da nga am benn matériel boo xamante ne yow dañ lay gis. yow ngay def sa rapport ci la médecin bi xamale na am na benn poste de santé boo xam ne ñoo bi ñu leen defalee test ñooñu dañoo positif mais dañoo daw bi ñu leen waxee dañ leen yóbbu hôpital ñu daw mais bi ñu dawee nag saisir nañu la police mais ñun police mais dafa mel ni xañ ne amuñu doole boo xamante ni mën nañoo dem jëli ji noonu yóbbu leen. parce que souvent da ngay gis sax bu ñuy jëli benn malade de quartier ba dañuy opposé wu te loolu lu xaw a doy waar la te gis nañ daal fii ci diwaanu Thiès district bi bu ñu ci jëloo ay matukaay gis nga jàngoro ji day gën di law ndaxte cas yi ngay gis yëpp ay 5 communautaires ay 8 communautaires yëpp ci district bu Thiès. te loolu doy na waar parce que xam nga communautaire dafa xaw a doy waar defe naa ne waa kër docteur yi mën nañ cee indi tontu. benn communautaire rek wala ñaari communautaire mën nañoo wàll lu mat fanweeri nit. te xam nga fu wàll fanweeri nit wàlle mbir mi day gën di law. te defe naa ne tey ji li ci gën a am problème sax moom mooy médecin chef bi nga xam ne moom mooy Malick Ndiaye mi nga xam ne mooy médecin chef régional ak Moustapha Faye mi nga xam ne moom mooy médecin district bi. ñoom ak préfet bi nga xamante ne préfet bu Thiès di Moussa Diagne ñoom ñëpp defe naa chaque fois ñu ngi def ay réunion di sensibiliser askan wi pour ñuy takk masque mais da ngay dox ci biir Thiès wala nga dem marché central bu Thiès wala nga gis Jakarta yi yenn taximan yoo xamante ne duñu takk masque. mun loo xamal lu doy waar koo ci wax takkal sa masque man des fois damay jël taxi sax mais boo may dugg bu ma duggee gis taximan bi takkul masque dama ne ko boo takkulee masque damay wàcc. loolu lépp pour sensibilisation la mais taximan boo wax mu am sànni la loxo wala daal mel ni mbir mi daal maanaam dañoo oyofal lool feebaru coronavirus fii ci diwaanu Thiès. pourtant bon beneen cas aussi. Barthélémy bu ñu demee Pout aussi Pout aussi je pense c'est la même chose pour actuellement ñu ngi ci ay 100 cas et quelques mooy dëkku Ndiogou Diène boobu. 100 cas et quelques bari ci démb dem naa fa ànd ak waa service d'hygiène ay sensibilisation chauffeurs yi nga xamante ne ñoo nekk ci pegg tali bi ak soxla yi nga xam ñooy jaay mango ñoom ñëpp dem nañ sensibiliser leen pour ñuy takk maa ngi ne doo gis du kenn ku ci takk masque moom Pout aussi falataal lu ñu takk masque. ba keroog sax sensibilisation nag ama zone des Niayes bi dafa xaw a doy waar parce que dafa bari marché. donc dafa bari marché effectivement marché donc loolu day xaw a compliqué je pense que côté boobu war na ci gën a dooleel sensibilisation bi ndegam demee na noonu wax daal du doy nañu continuer wax rek te xam ne nit ñi également bu ñu dee wax moom ci côté boobu c'est pour seen wér-gu-yaram la. effectivement du kii du département bu Thiès rek même bu ñu demee département bu Tivaouane aussi gis nañ ne mbas ñu ngi fay commencé dugg
parce que bërki démb dem nañ fa benn reportage le sous-préfet de Mewane muy Ibrahima Ndaw moom aussi wax na ne tund li nga xamante ne moom mooy Tivaouane ni ñëpp jël seen matukaay xam na ne feebar baa ngi keroog daanaka doon wax sax waa Meewaan ne feebar bi am na ñoo xamante ne am nañ doomu jàngoro ji fii Meewaan Mboro am na fi ba Ngaay Mexe am na fa ba Ngaay Mexe sax am na si ñoo xamante ne ñàkk nañ ci seen bakkan kon mu wax na ne feebar bi mu ngi ci département bu Thiès ak département bu Tivaouane kon nag li nga xamante ne moom la autorité administrative yi ak autorité sanitaire yi dénkaane mooy nit ñi nañuy faral di takk masque te it xew-xew yi daje yi yëpp nañu ko bàyyi te yooyu dañuy gis ne actuellement dañuy gis nga romb ay xale ñuy football nekk ci terrain yi di football. démb rek dem naa fi Morolan. ak sax yenn cérémonie familiale yi. waaye. bon yéen fi ay ngénte ay ngénte ay dëkk ngénte ci dëkk da ngay gis nit ñi dañuy toog roofaloo kenn du takk masque di waxtaan seen te loolu danger la docteur yi wax nañ ci ba taay. ñi nga xamante ñooy autorité administrative yi aussi wax nañ ci pour ñaax askan waaye noonu loolu ba léegi kenn bàyyi ko ci diwaanu Thiès. d'accord muy lu doy waar donc autorités yi gaa ñu ngi def seen kem kattan yokk sensibilisation bi xëy na kay nit ñi am na ñoo xamante ni nag wax dëgg neex yàlla seen comportement mu ne su ko comprendre Cheikh Anta nu ngi lay gërëm foofu la ca Thiès autorités yi ca Thiès ñu ngi xar seen tànk tibéy ñu ngi def seen kem kattan ba pousser nit ñi à ce que ñuy respecter les mesures barrières waaye nag ndegam ba léegi am na ñoo xamante ni duñu ko def ñoom tamit autorités yi buñ ci tàyyi nañu tàmbalee wax rek te tamit mu bañ a doon mbiri autorités yi rek na ko askan wi def seen yëfu bopp bari na ay jeunes yu nga xamante ni ñoom mun nañu yenn sensibilisation bi je pense que autorités yi également aspect boobu fàttewuñu ko ñuy liggéey en rapport avec les associations de jeunes dafay baax su ko defee ñoom ndaw ñooñu ñooy wàcc ci terrain bi fekki askan wa ndegam ñoom ñoo dëkk si seen biir ñu gën leen a expliquer feebar bi wax leen njëriñal respecter mesures barrières yi loolu lu am solo la gërëm Cheikh Anta Diop ñu yegg si nag ci weccoo xalaat ci 88 628 14 14 88 628 14 14 Abdou Thiam bu amee kenn ñu jël ko waaw numéro bi daa changé Abdou Thiam nee na 33 849 16 40 foofu ngeen di jaar 33 849 16 40 88 bi apparemment dañoo am problème ak moom 33 849 16 40 ci ngeen di jaar ba pour yegg si antenne bi ñu weccoo xalaat ci feebar bi di mbas mi nga xamante ni mu ngi fiy law ñuy sàkkuwaat doole ñaan askan wi ñu respecté li nga xamante ni moo di geste barrière yi ndegam loolu moom mooy diglay corps docteur loolu lañ mun a def rek ngir mucc ci feebar bi ne ci ku nekk bàyyi xel def ko mbiri boppam am na kenn ku ne ci ligne bi salaamaaleykum. waaw maaleykum salaam. Alaaji Barthélémy. waaw sëriñ bi kooku. Adama Dieng la maa ngi lay nuyu. Adama waaw ñu ngi lay fay Adama. maa ngi lay siyaare bu baax. ñu ngi delloo siyaar waaw. la ñaanu jàmm te di ko sàkku sew di ñaan sama kàddu fekk ñëpp ci jàmm. jërëjëf amiin. vraiment di doole féliciter rajo bu mag bi rek RFM. ci taxawaay bi macha allah am na solo trop. tey nag ñaari aspect lañ bëggoon a indi ci daan corona bi. bi njëkk di gën a yokk sensibilisation bi rek ci ndaw ñi. ak ci mag ñi vraiment comme fi nga daanee la rek comme ndaw ñi ñoom ñoo yoree mën nañ nekk ay relais ci diggante population bi. jàpp naa day jot sa kën autorités yi dooleel leen gën leen a jàppale bu baax a baax. bu ko defee ñu gën a mën a dooleel campagne de sensibilisation bi ci dëkk bi. effectivement fi ñu nekk nag ci Touba wax dëgg yàlla feebar bi mi ngi dellu ginnaaw bu baax a baax ñuy sant yàlla bu baax. waaye nag comme dañu jëm programme boo xamante ne dafay dajale ay nit muy màggal gi. dañuy gën a wax autorité dañu gën a góorgóorlu gën a jàppale ndaw ñi bu baax a baax. beneen bi ci des muy jigéen ñi dañu am particularité bu am solo ci màggal gi ndax ñoom ñooy dem marché. ñooy duggi ñooy toggaay ñooy def lépp. kon dafay laaj benn campagne de sensibilisation ci seen ministre tutelle muy ministre de la femme. wax dëgg yàlla gis nañ ni am na taxawaay bu am solo ci mbas mi kon ñu ngi koy wax mu gën a góorgóorlu ci ndaw yi ci femmes yi nga xamante ni ñoo dëkk ci dëkk bi. ñu xool benn campagne de sensibilisation bu ñu mën a mën pour jigéen ñi tamit ñoom ñu mën a porter combat bi pour mën a respecter mesures barrières yi. bu loolu jàllee rek ma daanee ci benn cri du cœur. muy yoon bi nga xamante ni dafa jógee Ngaay jëm Pekes. yoon boobu daal barki mi dafa yàqu-yàqu bu métti comme dañuy jëm ci màggal. ñu interpellé directeur général bu AGEROUTE pour ñu mën a rakki sawaat yoon boobu. jërëjëf su ko defee jàll bi mën a yomb jërëjëf Adama Dieng Abdou am na keneen salaamaaleykum. waaleykum salaam. kooku. Cheikh Dieng Touba. Cheikh Dieng waaw Cheikh Dieng na ngeen def. ñu ngi sant bu baax baa ngi ci jàmm. yàlla na sant yàgg.
alhamdulilah. ñu ngi rafetlu bu baax émission bi. jërëjëf waaw. waaw di wax ne nit ñi nañ jéem a waajal màggal gi. mais ñu waajee ko ak comme ndigal li sëriñ bi joxe rek. dafa am ku wax lu ko xam ci dafa wax lu am solo bërki démb. dafa wax ne masque yi sëriñ si koy takk rek war na tax ñun taal bi ñu takk. ndax gëm naa ne bu doon loo xam ne si luy mucc la yaakaar ne ci ñoom lay njëkk a mucc ci ñun. kon nag jombul kenn moo tax ñoom it mën ñoo jàngal àdduna ndax ci ñoom la ñuy roy. ñooy suñuy kilifa looloo tax ñu topp leen dañu leen di roy. kon nag roy gi ñu leen di roy mooy lépp lu ñu leen gis ci lu baax ñu koy def ñu ànd jàng ñoom. te masque yi ñuy takk du dara mën nga koo takk te du la yàqal dara kon nag nit ñëpp moo tax ñu ngi ñaan ngir yàlla jëmmi Sëriñ Tuubaa. ñëpp di ko def ngir yàlla buñ ko deful ngir seen bopp sax ñu def ko ngir sëriñ bi. waaw loolu moom ñu ngi koy ñaan ñëpp di ñaan màggal gi ñu jëm nag ñu àgg ci jàmm ak salaam. amiin amiin. ci yàlla di dogal ni bisu màggal Tuubaa la fi feebar bi di jóge. waaw ñu ngi ñaan nag tamit taalibe yëpp ñu bàyyi interview yi ñu koy def di wax. bu sëriñ bi defee li gën rek ci ñun rek ñu ànd. d'accord. waaw kon jërëjëf kenn di ci wax ndax sëñ bi rek mooy def ñu ànd ci. jërëjëf jërëjëf Cheikh amiin Cheikh 88 628 14 14 salaamaaleykum. maaleykum salaam. kooku. Galas Diouf Touba Darou Mouhty. Galas Diouf Touba. waaw ñu ngi lay déglu. ñu ngi leen di ziare te di leen ñaanal jàmm ak tawfeex. jërëjëf ñu ngi delloo si tey sensibiliser ñëpp ñoo xamante ne ñu respecté mesures barrières yi. te gën a góorgóorlu ci li nga xam ne moom la ñu digal. parce que sant ñu ko. bu fekkente ne lu jëm ci wàllu màggal gi nag moom comme ni Aly Ngouille Ndiaye wax loolu dañ koy rafetlu. ndax nit moom lépp loo xam ne moo koy décidé boppam day boo di ko ci déglu rek. lépp lu ñu ci wax rek ñu ànd si ak moom. te gën a góorgóorlu waat te fonk comme ni ko ministre de la santé bi digalee ñu fonk masque yi bu baax a baax a baax. d'accord. te jéem a set. te di leen ñaan yéen jàmm ak tawfeex. jërëjëf ñëpp bokk. ñaan continuation bu baax a baax. jërëjëf ñëpp bokk 88 33 849 16 40 ci ngeen di jaar salaamaaleykum. maaleykum salaam. kooku. man la Madior Dieng depuis Thiès. Madior Dieng Thiès. waaw Madior nu ngeen def. waaw ñu ngi fi rek ñu ngi ci jàpp bu baax. waa Thiès da ngeen bàyyi masque yi wadd. non ñu ngi koy jël de man day maa ngi koy jël man bañ naa ba affaire bi daal noonu la na ko ku nekk def mbiri boppam ko gis sa morom takkul masque rek wax ko gis nga yére bu ma sol sax dama am couleur masque am. yére bu nekk ak masque am. loolu lu am solo la ba pare yor sama gel sans poche. waaw ba ma joxee loxo ci saa su ma ko jëlee par inadvertance. damay génne sama gel raxasu jox la ne la raxasu. bu la ci kenn jëlee. kafuma ci réew ma ci man nag côté étudiant yi laay wax. xam nga étudiants yi njëkk yi ak étudiants yi bokkul man xam nga je travaille à ITCOM Thiès. kon xam naa li may wax. gis nga étudiants yi njëkk yi ak étudiants yi bokk étudiants yi il faut nga tegal leen rigueur. xam nga man am na deux actions yoo xam ne professeur moo ñëw ne ma étudiants yi bokk étudiants yi dañoo dugg ci classe digg seen masque yi ñëw nga wax ak ñoom. am na benn dama obligé wax ak benn étudiant na ko xool génneel nga dem su fekkee mënoo takk sa masque. prof dafa naroon sax budde kon nga xam ne il faut que étudiants dañoo xam ne étudiants yi njëkk yi ak étudiants yi bokkul si nga étudiants yi dafa soxla rigueur parce que conscience bi xaw ma daal xaw ma problème d'éducation la xaw ma mais étudiant bu njëkk ba daal ak étudiant bii ma gis bokkul c'est-à-dire étudiant bi il faut nga tegal ko rigueur parce que sinon rek xam nga ñoom ay xale lañ te feebar bi mën nekk seen yaram te duñ ko yëg te ñoom te les professeurs là les professeurs d'université sont âgés ay mag lañu. te xam-xam bi ñu am dañ koo soxla ba ci kanam a kanam. bu ñu jógul ci xale yi tegal leen rigueur xale yi ñoo leen ñala wàll feebar yi. moo tax booy bu leen bàyyi naa ay ko sax xale yi xamuñu communication yi nga xale yi lu ñu xam. rigueur takkal sama par force mu takk ko. xale yi loolu lañu xam. mais malgré tout nañuy continuer wax rek xam nga tamit am na ku ko mës a wax ci antenne bi loo xamante ne nit ki tàmm ko. Sénégal tàmmuñu ko woon kenn tàmmu ko woon sax si àdduna bi yeewu ak yendook masque. donc ba tax na boo ko dugalee ci angle boobu rek facilement mën nga ko comprendre mais n'empêche nañuy tàmbalee wax rek te xam ne ñoom itam nañu ko def seen biiri bopp bu ñu leen ko dee wax. c'est pour seen wér-gu-yaram c'est pour wér-gu-yaramu ñeneen ñi. donc yaakaar naa warul causer problème.
xam nga li la xaw a problème xam nga nit ñi gisuñu maladie ñi gisuñu nit ñi ñuy dee comme ay muus mais sénégalais ñemewul dee de sénégalais ñemewul yar ñemewul punition dañoo ragal mais problème moom comme gisuñu nit ñi ñuy dee comme des muus moo tax instant yi mënuñoo duñu gëm feebar bi moo tax man loolu laa comprendre yàlla buñ ca yegg nañ ñaan yàlla rek feebar bi gaaw jóge fi xam nga feebar bi par rapport ak ñi mu dal ak ñi dee day mel ni une goutte d'eau dans la mer xam nga population de 14 millions d'habitants nga naa 10 000 moo ci am corona noo ko foo mën a gisee ñooñu loolu la gis statistiquement loolu la gis moo tax daal li ma di conseillé mooy nañ takk seen masque jël seen i gel jàppale nit ñi ci xeex bi ndax suñu parents yi dañ jeex suñu paa yi dañ jeex ci sant di gërëm merci jërëjëf yàlla buñ ca yegg nañ ñaan rek ñun émission bi looloo ko tax a jóg doole sensibilisation bi ndax ba léegi am na ñoo xamante ne duñu takk seen masque duñu respecter mesures barrières yi ñun tamit wax la ñu mën gaa nag alkaati yi ñu ngi ci terrain bi di def di bay seen waar ñoom itam ci côté boobu ñu ngi leen di gërëm di leen encourager ñoom it ndax daanaka coono gi ñoom ñëpp a ko bokk donc ñu leen ci encourager ñaaxaat rek askan wi ñu sol seen masque salaamaaleykum. allo maaleykum salaam. kooku. Dame Seck Kaolack. Dame na ngeen def naka waa Kaolack. sant yàlla taximan. waaw Dame na ngeen def. naka tali bi waaw métti rek ñuy muñ. di dajeeg coono yu méttee métti. yàlla baax ak client yu compliqué bañ a sol masque. déet waay. waaw yéen seen wàllu bopp yéen a ngi sol mbaa. rajo bi sama rajo la yàgg naa ci. ba taay mais damay woote bay bëgg a dee mais serveur bi lay naqaree jot. maa ngi leen di ziar waaw. di ñaanal rajo bi jëm kanam di fa di ñaan yàlla nekk yàlla yokku leen. amiin. waaw dolli leen ay xéewal may leen wér ak kattan. jërëjëf. waaw man dama bëggoon joxe sama participation. parce que souvent nit ñi ñoo xaw a dëgër bopp. waaw ñun taximaan yi lu ne la ñuy daj. waaw da ngay yeb client sax mu wàccee masque am nga ne ko solal ma ay policiers yi ñëw gu ñëw maanaam ñun ñoo war a am fulla suñu bopp ku yéeg ci oto. nanguwut a sol masque ñu wàccee ko. parce que lam lay fay ak yow tey ji kenn xamul ko yor feebar bi di taxawaalu. bu la ko wàllee tey coono la nga dem wàllu ko seen waa kër nit ñi nañ am fulla seen bopp xam ne lii buñ ko xeexee léegi mu deñ affaire bi du ay nax dëgg la réalité la. waaw loolu laa bëgg nit ñi xam man nag damay kii tamit ministre du transport da ngeen may dimbale bu ngeen ko invité. ngeen laajal ñu ko ñun lu tax taximaan yi mënuñoo yeb suñu 4 personnes suñu personne normale. nombre bi ne ci carte grise bi daal ngeen bëgg a yëpp. waaw mais dañ ko war a yëpp parce que oto yëpp yow car yi particulier yëpp di yëpp ñu ne taxi du yëpp te taxi moo gën a mën a sensibiliser nit ñi que yeneen oto yi. ñun 3 personnes la ñuy yëpp si ginnaaw yëpp benn ci kanam muy 4 mais ñu interdit ñu ko policiers yi di ñu jàpp di ñu laaj xaalis. waaw mais ndegam tere nañ leen ko kay yem leen ci rek ba bañ koy soppi. Alaaji Oumar Youm di ministre bi xam naa ne ñu ngi ciy liggéey. dañuy waxtaan. bu ñuy tere nañ tere ñëpp. mais munoo yeb particulier yi di yeb 4 personnes Ndiaga Ndiaye di yeb ba fees bis di yeb 70 personnes ñu ne taximan bi du yeb 4 personnes. da ngeen xool tamit lu logique tamit. waaw dañoo bëgg dañuy xeex feebar bi mais nañ xool lu logique. loolu day bu dee def nañ ko parce que ñoom mesure bi moom transporteur yëpp la soxal. yëpp la waaw mais nag ñu ne ñëpp nañ yeb normal ne taximan bi bu mu yeb lu dul ñetti nit. police yi di ñu jàpp di ñu sonal. waaw danañ ci bàyyi xel dafa métti trop. du ñàkk. may ñaax sama mbokk taximaan yi ñu am fulla seen bopp ku amul masque buñ koy yeb. waaw muy la am ku solo yëg ci oto bi wàccee masque am ñu wàccee ko bu mënta kii. loolu mooy li logique waaw. d'accord waaw maa ngi jégalu nag. xam naa am nañu ne ci ligne bi jërëjëf. jërëjëf Dame Seck ca Kaolack ñu ngi koy gërëm wax na dëgg yan yi aussi nit ki moo mën a jël ci moom yenn décision yi. parce que man su ma nee chauffeur moom yëpp nit mu bañ a takk masque am ma ne ko takkal mu bañ damay droiter donc ne la wàccal sama oto masque yi tamit nañ koy takk normal docteur Mamadou Ndiaye bés bu nekk mu fàttali ko buñ ko dee takk na muur bakkan beeg gémmiñ gi waaye muur gémmiñ gi ba bakkan bi moom dafa mel ni neen la salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatulah. kooku. Mor Talla Sow di woote Gassane département de Linguère. Mor Talla Sow di woote fan. Gassane département de Linguère. Gassane Linguère. waaw kay. na ngeen def Mor. ñu ngi sant alhamdulilah. naka waa Linguère. ñu ngi sant alhamdulilah macha allah. jërëjëf. ñu ngi rafetlu seen liggéey de. jërëjëf waaw. waaw kilifa gi. corona de man de gëm naa ne lu am la. takk masque nag moom xëy bu nekkul corona moom yaakaar naa lu baax la. seet tamit noonu. waaye lii mbugal la ñaawteef bi feegi yaa ngi xëy di dégg ñaawteef bi. feegi yaa ngi xëy di dégg ñaawteef bi jàppal ne corona du fi jógee. rey yi bëri na
ay xale yu ndaw yu ñu sàcc am na ca xale yu ndaw yoo xam ne ba sànq suba ñaaw teg moom feeg yaa ngi koy xëy di dégg jàppal ne corona du fi jógee ñu ngi rafetlu seen liggéey. jërëjëf di leen ñaanal ca kaw ci kanam. jërëjëf baax na jërëjëf yàlla baax na nañu respecté mesure barrières yi rek ndegam ci la ñu mën a jaare ba daan corona daal ngelawaay respecté leen ko takk masque du lu compliqué te masque bi yàqalu la dara du la tee noyyi du la tee waxtaan du la tere daal lu bari salaamaaleykum allo salaamaaleykum amagul kenn ci ligne bi Abdou Thiam 88 33 849 16 40 ci ngeen di jaar 88 bi dafa am problème 33 849 16 40 salaamaaleykum. maaleykum salaam. Kooku. Barthélémy ñu ngi lay ziar El Hadj Doudou Diagne la Baba Garage. waaw El Hadj Diagne na ngeen def Diagne. ñoo ngi fay ñu ngi sant bu baax. naka waa Baba Garage yëpp. ñëpp a ngi si jàmm. alhamdulilah. waaw ñu ngi leen di féliciter di leen wax joyeux anniversaire seen anniversaire. merci merci jërëjëf. leen ñaanal yàlla may leen gën a kaw seen jor. amiin vraiment kontaan nañ ci yéen Sénégalais gis leen seen bopp ci yéen. jërëjëf. waaw man nag maa ngi wax ci affaire coronavirus. parce que corona bi moom. metti na lëmbaa dina àdduna bi parce que ñëpp xam na ni vraiment affaire bi metti na mais na ko ñëpp jëlee comme ni ko docteur yi waxee rek. di jël mesure barrière yi parce que yàggatul di ci des yàggatul buñ ko toppee nii yàlla dina defal ñu jóge fi incha allah. mais man fi ma dëkk dañuy dëkk Baba Garage dëkk boo xamante ni li ñu dund moo raw coronavirus parce que ñi corona dañ leen di quarantaine. mais ñun dañoo soixantaine parce que dañoo am rang depuis ay années 1960. ba léegi rang yu métti yoo xamante ni. rang bi fan ak fan la. entre Baba Garage Ngaye Mekhe Bambey la. ak Touba Toul jusqu'à Kër Ngane xam nga foofu booy dem Touba sax moom moo gën a yomb. mais Baba Garage président de la république bu ñëw élection wax ne bu ma faloo dama leen di defaral seen tali bi ñun ñëpp ñu àndandoo ñu jàppale ko mu falu fàtte. bu mujj bi président Macky Sall boo fàttalikoo discours à la nation bu defoon 2017 xaw ma 2018. génnoon na ci programme bi ba ne Baba Garage budget gàddu goudron génn na ba ay dëmbooj di ko rafetlu. mais ba tey ñu fàtte ko élection présidentielle yi bi mu jubsee la fa indi Ecotra ñu ne dañuy goudron tali bi ñëpp kontaan ba ñu voté leen ba pare ñu gas tali bi daggee ko ba mu neex leen ñu ne ko fukk bàyyi ko ñun loolu lañu bëgg a laaj lan moo tax ak lan mooy suñu problème ñun wala Baba Garage dañoo bokk ci Sénégal. d'accord vraiment daal ñun seen rajo bi ñu ngi ko ciy jaarale parce que xam na ni bépp soxla bu ci jaar yàlla dina dogal mu faju mais waa Baba Garage vraiment loolu sonn na ñaan nañ ko sëriñ bu ne. sëriñ Sidi Mokhtar ak sëriñ Mountakha yëpp wax nañ ko nañ ñu dimbali ñu goudronné ñu. d'accord jërëjëf cri du cœur le 88 et 628 14 14 Abdou am na keneen salaamaaleykum. waaleykum salaam. Kooku. man la Youssouf. waaw na ngeen def. ça va sant yàlla. jërëjëf ñu ngi lay déglu. waaw Barthélémy. man de sama soxla laa doon wax ci fi ma dëkk. maay dëkk jàmm ngeen ci Kambaaw. mais sonn nañ lool. tey koñ bi ma dëkk boo xëyee pour nga génn ci tali bi boo yoree oto sax doo am fooy jaar. wallahi boo yoree oto doo am fooy jaaru du tali ndox mi du tali maam jaara bi du tali karo bi nii sax ñi dëkk biir Fass Mbao bu ñu amee malade mënuñu koo génne dimbale leen ñu ngir yàlla gars yi nañu dimbale ci tali maam jaara bi ak tali karo bi ñu am fu ñuy génnee. ñoo ñëw pompe léegi am na ñoo xamante ne seen oto yi xam nga fu ñu koy gaare cité Mandela. ñu wàcce obligé dox ci ndox mi léegi nga am sa oto nga dox ñibbi boo malade bu la yeewoon guddi nooy def. dafay metti de. kon gars yi nañu jàppale ci biir Medina Fass Mbao. Medina Fass Mbao bi métti na lool. du tali maam jaara bi du tali karo bi benn yoon doxut man sama oto yàlla xam na ne dama koy gaare ci rond point bi ci sortie tali bi. ci wetu pont rail bi fa laa koy bàyyi ma dox ñibbi. te fi may ñibbi ak kii bi oto bi fi ma koy bàyyi presque mot na kilomètre. d'accord léegi malade bu amoon nu ñuy def gars yi nañu dimbale tamit ci ndox mi ngir yàlla. ak tali maam jaara bi taxaw. metti na de. jërëjëf. waaw jërëjëf Bassel. xam naa ne moom nawet bi dina xaw a metti loolu autorités yi war nañ ci jël matuwaay ñiy jooy tali bari nañu moo xam tali la wala yoon woo xamante ni mën na ci fa jaar ndax ndox mi nangu na ko autorités yi yaakaar naa war nañ ci jublu salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakatu. kooku. Barthélémy fii de Serigne Xéewal Dieng lañ koy wax. Serigne Xéewal Dieng. dëkk bu ñu wax Ngembe Dieng ca Kajoor. ca na xéewal yi ñëw bokk. moom kay am nga ci ndax rajo bi c'est la première fois yow laa fi jëkk a jot. waaw kon baax na. Cheikh Anta Diop nag moom daana dem ca dëkk moom xam na ko. Cheikh Anta waaw. dëkk bi nga ne nu mu tudd. Ngembe Dieng village de Ngembe Dieng. Ngembe Dieng.
dëkk sëriñ Mudu Aysa Mbàkke moom sëñ Baaram sëriñ Touba. wax nga dëgg. waaw mi ngi ci arrondissement Niakhène département Tivaouane. commune de Ngandiouf. waaw Ngandiouf waaw. waaw léegi nag ñun moom dañ faa bari ay bagages yoo xam yi. xam naa ne émission ci baax ndax xam nga comme yéen léeg-léeg boo waxee tuuti day xaw a kii. dama lay kii noonu waaye ba léegi yow nga fexe ba ngeen jàppale ñu bañ mën a am émission daal bu yaatu. waaw yàlla baax na. waaw léegi nag yàlla dafa dogal. dëkk mu am na courant ki fi njëkk na ne moo ko fa indi. am na rang kookaa ko fi indi. waaye fii ñu toll nii ñun dañ faa yàlla dañoo dimbali ñu tabax hôpital ci 140 millions. ubbi nañ ko le 1er février. ba fii may waxee yow nii. ñoo def lépp kenn koo xay sa dërëm dem na ci amul kurul ñu neen ñoo ko tabax. matériel baat ñoo ko fa def. ña fay faj fi ne juróom-ñaari nit nga fa. ñoo leen di fay fi mu ne gouvernement yi ba tey gis ñu leen déggu ñu leen joxu ñu leen 15. ñoo moom it pharmacie ba fa nekk. waaw fi ne daal sàmmee ba fii may waxee fi ne ginnaaw suba dinañ leen fay muy 9 mois yoo xam ne. mënuñoo fexe ba jot ci gouvernement bi mënuñoo gis ministre mënuñoo gis ku topp ci moom te yeble woon nañu fa nag. ndax jamono bi ma koy ubbi de biñ leen seetee président bi ak moom Diop Sarr dañoo àndan dem lañ wax Dubaay ak Siin xaw ma ci yëf yii. ndax weer lañ ci teg képp le 2 xam nga ci la feebar bi ñëw. waaw léegi nag boobaa nag ñun mënuñu leen a gis mënuñu leen a dégg maa ngi nii Ndakaaram naa fi ñaar fukki fan fi ne bés bu yàlla sàkk fexe mu ne jéem naa ko lu ne dugg nañ ci. duñu leen gis duñu leen dégg te ne 69 milliards yii ak 1000 milliards yii ak yeneen yi fi gars yi joxe yëpp ak 18 milliards yi nga xay foofu ngeen ko def téléthon. waaye mën nañ cee dimbali xanaa wutal ñu dara ba mbaa ñu ko jëlal ñu ñaari nit bokk CP bi ak kii bi. ak nuñ koy waxeeti dermatologue bi. waaw ñu leen koy fayal. waaw ñu di ñu ko fayal ndigam day yéen a tabax équipé. wut seen i nit daal wax dëgg neex yàlla nguur gi nag war na ñëw. billahi yàlla xam na ko yeneen fi barke sëñ benn fifti mboqay nguur gi si am na def na ko ci amul lépp ñun ñoo ko defal suñu bopp. ba fii may waxe yow nii maa ngi nii Dakar fi ne pour ñu lijjantiwaat lu ñu leen mën a commencé fayat yeneen i 8 mois bu soobee yàlla. 9 mois baa ngi nii ñun ñoo leen di fay. waaw juróom-ñaari nit nga fa. léegi nag Cheikh Anta Diop moom sax ñaa ko yóbbuwaat yéen moom am ngeen gàcce ngàllaama autorité yi war nañ jóg ci loolu. waaw ñun nag dañ ñoo seetaan ndax dañ ñi wax ci sax boo gisee dañ ma ni bay boo nga wax. am na ci ñoo xam ci ñoom la ñu bokk dañu naan bu ngeen demul wax itam ndax dañ leen di bàyyi rek gëmul ñu mel ni ñoo ko fi def defuñu fi dara. da ngeen di wax ñëpp xam ne yéen a def seen yëf ak seen bopp ku leen mën a jàppale ku leen mën a jàppale ngeen continuer ci lii noonu def. mais ñun ñu ko tabax 140 millions ba pare di leen fay nii ñun mën nañoo continuer di leen fay waaye nag daa jekkan jaarlu comme ñoom la war ndax ci réew mi lañ bokk di fay taxi comme tout le monde. normalement dañ ñoo war a defal li ñu defal ñëpp. waaw buñ mëntul def lépp itam lu ñu defal lu mu tuuti tuuti ñun duñ ko xeeb ñu man ni ñoom jox nañ ñu auto ambulance bi. wala jox nañ ñu garab gi wala jox nañ ñu fayal nañ ñu SCP bi. wala sage-femme bi. waaw loolu ci lu mais leer ñun ñooy fay 7 personnes yëpp nga fa mën naa la jox seen liste ñoom ñëpp nga woote di ak seen numéro téléphone nga wax ak ñoom. Ngembe la dëkk bi tudd. Ngembe Jeng la tudd. Ngembe Jeng. boo ñëwee ba Ndande Fall 13 kilomètres la ba ca dëkk ba am na raana Ablaye da ko fa defal. waaw kii daal moom ba fi nekkee nag nii ñëw fa jaaru fa yónnee fa moom wax dëgg yàlla. war nañ fa ñëw de wala ñuy wa ilaa sax ñu yónnee fa. yónnee wuñu fa de Cheikh Tidiane Guèye daal lañ fa yebalan kere ba ñuy koy ubbi. moom jot naa ko sax barki démb mu ni man yëpp a ngi ci taabali ministre bi waaye ministre bi la kenn mënut a teg ba tey jii nee ñu ma xam ma boori Kaolack lañ jëm xam ma ban dëkk foofu noonu. mais dañuy teggi bu ñu jëmee bu leen neex daal jëm ñun fu ñu jëm xam nañ ko ndax dañ koy laaj. waaye dañuy teggi Kajoor moom dañ faa nanguwul dara lañ fa nanguwul. waaw dégguñu fa dara itam nag. yàlla baax na xëy na danañ fa ñëw te sax dañ fa war a ñëw nag. waaw moom daal kon yow laa jot démb woo naa Alaaji Assane Gueye ba sonn mënu ma ko jot mu sonné ba sonn tey nag am naa chance jot la yow. waaw yàlla baax na c'est la première fois na yow laa jëkk a jot waaye yow moom dinaa jël sa numéro noonu ci suuf. bu ko defee man ñu def ci émission ma indi lii ma la wax léegi ma indi la hôpital bi ak docteur yi ak ña fa nekk li ñu liggéey ak li ñu ca def tout mi ngeen man fii sama saak. jërëjëf loolu lu am solo la loolu lu am solo la. waaw léegi dinaa jël sa numéro ci suuf rek. d'accord waaw technicien bi dina ko lijjanti yaakaar naa loolu lu am solo la wax dëgg neex yàlla am nañu gàcci ngalaama ñoom ndaxte tabax nañu seen dispensaire équipé ko wut seen i docteur boobaak léegi ñuy fay docteurs yi tamit autorités yi war leen a gëstu ñoom it ndax yenn saay aussi nit ki bu defee loolu lépp li war yow en tant que kilifa te ñoom moom sa wax na ko ñoom la waroon defuñu ko ñoom ñu def ko la jaadu waxuñu leen sax ñu jëlal leen lépp waaye nañ leen di fayal rek ICP bi ak yenn docteurs yi su ko defee la ca des mën nañ ko toppatoo loolu autorités yi war nañ ci bàyyi xel Abdou Thiam kenn ku mujj wala jeex na waaw kon nag ñu yemandi fii waxtaan bi ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax gërëm mboolem ñi fi woote yëpp yeggee ñu seen i mëbët
waaye nag yitte gi mooy corona bi nga xamante ne moo ñu fiy tax a toog suba su nekk ñuy ci ñaaxati askan wi ci respect mesure barrières yi solu masque rawatina boobu warta du lu compliqué ku nekk def ko sa mbiri bopp takk sa masque na mu waree mu muur bakkan beek gémmiñ gi ci lay doog a normal waaye muur gémmiñ gi bàyyi bakkan bi moom dafa mel ni neen la donc ñu bàyyi ci xel bu baax a baax doole respecté mesure barrière ndegam ñoom ñooy digley kër docteur su ko defee yàlla mën na def feebar bi jóge fi ku ci nekk mën a delluwaat na nga nekkee woon te loolu la ñuy ñaan ñun ñëpp ñu ngi leen di gërëm Alioune Fall directeur bu service administratif bu CROUS bu université Alioune Diop bu Bambey moom moo ubbi waxtaan bi gërëm Cheikh Anta Diop it suñu ndaw la ca Thiès mu doon ñu defal carte sanitaire bi ñeel mbas mi foofu la ca Thiès ñu ngi koy gërëm mbokk yi ñi fi woote yëpp ñu ngi leen di gërëm ña toogoon it di ñu déglu bëggoon a yegsi ci antenne bi te mujj ñu egsi ñu ngi leen di bàyyi xel di leen gërëm xam naa beneen yoon danañ yegsi ñaanal leen jàmm di ko sàkku ci yéen ñaan yàlla may ñu kendal ak jàmm jërë ngeen jëf. Publicité sur RFM.